Diski Pad bi leen indil seen boisson énergétique XL moo leen di may seen émission Grand Combat. asalaamaaleykum mbokk ñi seetaan en direct sur la Sen TV ci seen émission bu mag bii di Grand Combat bàkk ba jib na ñàkk ko seetaan wóorul tey jii nag yemoo ak altine 27 juin 2016 27 juin nag bu ñu ko waxee xel yépp dafay dem ci sama turandoo Seydi Hadji Malick ndax le 27 juin 1922 ci la wuyu ji yàlla suñu borom boobook léegi nekk 94 ans 94 ans muy juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent boobaak léegi moom mi nga xam ne moom moo fi samp yoonu Tidiane kenn fàttewul liggéeyam borom xilaasu zahab kooku yi tamit di sama turandoo ñi koy ñaanal yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem borom mi ya dem na waaye way wi des na Max Mbargane. dëgg la El Hadj Malick ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yeneen bi di gërëm suñu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi comme ni ñu ko waxee rek nitu yàlla yi du ñu dem dañuy làqu waaye daal loo ci mënti dégg li ñuy liggéeyoon dafay des moo tax it nag duñ def lu dul rek di leen ziar di ñaan yàlla yokk seen leer waaye El Hadj Malick weer wi ñu ne weeru koor waa ngi dem xam nga weer wi dafa bëri yërmande ndax dafa am solo te nag ñu ngi ci fukki fan yu mujj nga xam ne goreel ci safara la mais loo ci mënti dégg El Hadj Malick suñuy tiyaaba li muy néew yal na ko yàlla ful nangul na ko suñuy bàkkaar li muy bëri mu jéggal na ko yàlla mën na ko yàlla na ko def waaye grand combat moom ñàkk ko seetaan dara wóoru ci rendez-vous la ñuy delluwaat di jaajëfal son excellence le président de la république ci jéggal bi nga xam ni jéggal na ko Karim Wade loolu itamit ñu koy rafetlu ndax am na lu nga xamante ni bu amee dañ caa war a kontaan ñëpp war ko rafetlu ndax diggante président Abdoulaye Wade ak Macky Sall kenn umpalewu ko waaye tamit diggante Karim ak Macky Sall diggante mag ak rakk la kon bu yëkkatee jéggal teg ko ci kaw Karim ci ndigalu ak ci ndimbalu ñi nga xamante ni yëpp wax nañ ci ca jàpp ci yaakaar naa loolu yi tamit luy indi jàmm ci réew mi la ñu ngi koy rafetlu. waaw loolu dañ koy rafetlu waaye na gën a ami tànk rek ndax am na ci ñoo xamante ni ay incident moo leen fa yóbbu da seen i mbokk ngi xaar te it njaboot gi benn laa Alaaji Malick nañ ñaan yàlla rek mu gën a law njéggal yi gën a yaatu ba ku ne mën cee gis boppam ndax génn golo gudd na mais loo ci laal borom yëg ko mais loo ci mënti dégg Alaaji Malick ñi ngi koy rafetlu ndax loolu mooy sénégalais loolu mooy sénégalais président ci loolu lay nekk saa yu nekk ndax le 4 avril ak tabaski tam xarit ak korite yu ñu mel dinay faral di def loolu di am ñu mu jéggal jox leen liberté kon nag loolu dañ koy rafetlu macha allah waaye nag dugg ci li nga xam ne mooy làmb ji ndax xam nga ni Max Mbargane ñi ngi jëm ci mois de juillet bu nga xam ne moom laay tuddee mois de juillet de feu le mois de juillet de tous les dangers waaye le mois de juillet des grands rendez-vous de la lutte sénégalaise ñu jëm ci diggante Forza ak l'an 2000. waaw dëgg la muy combat bu doy waar waaye bala ma dal foofu Alaaji Malick tey dama xëy sunu làmb ñu bindal ma loo xamante ne nii waxuma ko parce que dañu ne Max nee na Balla Gaye numéro 2 yor na avance 2016 2017 te loolu amul li ma wax mooy saison bii ñu génn Balla Gaye bëggoon a bëri dina bëri ndax am na mbër mu promoteur doon dox ak moom ba kale na ko Balla moo bëgg a jël recul noppalu ba saison prochaine loolu bokkut ak Max nee na Balla mën naa bëri 2016 2017 ndax tooñ baaxul ndax lëndam lañ ci bàmmeel ak yow mal xiyaam moo tax man du ma tooñ waaye du ma wax lu ma xamul te bugguma ku may bindal loo xamante ni waxuma ko ndax damaa yoru njaboot te lu ma di wax daf leen di métti yor ñu ma sopp te lamb dafa doy waar waaw loolu dafa doy waar Alaaji Malick la ma wax mooy saison bii ñu génn Balla Gaye su bëggoon a bëre dina bëre waaye Balla Gaye jël na avance day bëre 2016 2017 beneen promoteur bu ko bëggoon ne boo demee ma nga avance tudd ca Aziz te tudduma Aziz ndax man du ma tooñ ki bind loolu nag tooñ na ma te man bëgguma ko may tooñ Alaaji Malick nga tudd nag lu am solo diggante Forza ak l'an 2000 koo ci ne moo man da nga koo faral ndax ñoom ñaar ñëpp aw nañ équipe nationale te ku ci ne champion d'Afrique nga ñuy bëri nag ci catu saison te ku ci ne da ngay bëgg ndar képp saison bi ak victoire pour saison prochaine sa combat dafay yomb Alaaji Malick loolu du yomb ki fa jaar mooy Fallou Ndiaye ànd ak Jax production mu nekk journée bu nga xamante ni ñu ngi koy xaar waaye mag sax fi ñu waroon a tàmbalee mooy gan gi mooy Distripad maanaam di boisson bu mag bu nga xam ne XL ñoom ñoo koy joxe XL nekk boisson bu nga xamante ni nii ki ko fi indi waaw doomi Sénégal la di Habib Biaye nekk fa nga xamante ni mooy Abidjan indi fa boisson bi toj Abidjan waa Abidjan adopté ko di ko naan
mu ni nag comme waa Abidjan dañoo bëgg lu baax ba jël ko di ko naan man day ay la yéwén doomu Sénégal la dama koy jël yóbbu ko samam réew dana toj mu indi ko nag ni boisson bii day li ma ci bëgg askan bi xam ko dama koy jaar ci émission bu mag bii di Grand Combat ndax Grand Combat kat boo koy seet marque XL la ndax mooy émission bu gën a mag ci wàllu làmb Alaaji Malick dina toj feneen da ngaa yeb Côte d'Ivoire rek ndax fa la dalee dana bëtt frontière yi toj feneen te ñàkk ko naan dara wóoru ci ñàkk ko ñaan wóorul kon nag moom mu ne mois de juillet bi yëpp damay ànd ak Grand Combat dëgg la lu ñu wàqi ma suul juumul lu ñu bëgg ma def ma ànd ci ak ñoom juumul de mu nekk boisson bu ñu liggéey ci anam yu sell kooku moom moo ñuy gunge nag ci mois de juillet bi ku ko gan ñëw na gan gu foor ñëw na gan gi nag ba muy ñëw dafa am ndigal ndax Habib taalibe la ba nga xamante ni ma ngay samp loolu ca Côte d'Ivoire daf ci sàkku ndimbal daf ci sàkku ndigal ki nga xam ne moom moo ko ci ñaanal ni ko ay la yéwén lii bëgg naa mu barkeel ba law kooku mooy caatu Cheikh Mouhamed Fadal muy sëñ Cheikh ndeysaan loolu am na solo kon loolu dafa am solo ñooñu lu ñu ñaan barke topp ci lu ñu ñaan waaye Alaaji Malick loo ci mënti dégg boisson bii li xale yi naan fi nga wokk foofoo xasan dafa dox ci waxtoom fi mu ñëwee te genn golo gudd na mais loo ci laal borom yëg ko ndax ba mu ñëwee ba léegi gis nañ mi ngi gunge njabootu làmb te it nag macha allah bu laal laa ko tuddee bu laal boo ko laalee dootoo ko bàyyi moo tax moom ci boppam danaan laal leen ma waaw moo tax waaw kon nañ ko laal bàkk wa mu ngi noonu moom bàkkam mooy goûtez-moi maanaam ñam leen ma seet ba xam ku ko ñam di nga tàqamti ku ndax am na ay saveur yu bari kooku nag incha allah dinañ ci xaabaabal waxtaan ci ba suñu xol sedd ndax ñun ku ñu jàpp émission bi non sa xol dina sedd ndax émission bi moom la gars yi dama ko gëdd ne ko kontaan naa ci yow mu ne ma du ma promoteur man opérateur économique la dëgg la mais dama ñëw pour jàppale jeunesse sénégalaise di bay sama waar te nag ma ne naa jàppale làmb ji ndax xam ne bokk na ci meilleur sport de communication wala mooy numéro 1 dëgg la loolu la yàlla dogal ndax loo ci jaarale day siiw am nañu deltu ginnaaw déedéet lañ doon wit la ñu am rek waaw ndax am nañ visibilité xam nañ ne am nañu njarte waa askan wi dañoo bëgg làmb ñu jaar seen produit yu ba dégg daal yi kon loo ci mën di dégg ñàkk ci bañ cee jaarale sa produit yu wóorul bañ cee kii wóorul kon nag ku ko soxla Mansour mi ngi fii Grand Dakar marché Grand Dakar foo taxaw ni bitigu Alaaji Mansour ñu wan la ko kon nag XL mu ngi noonu gan gi ñëw na ñu fas yéene ko gunge ànd ak moom ci saison bi saison bu nga xam ne nag fi mu ñëwee XL lañ jëm ndaxte ay ponkal rek kay bëre wax naa leen ko Forza l'an 2000 ña nga ca waajtaay ya dem nañu seeti Forza Pape Maguette Forza foo ko fekk lan la doon def nan lay waajale ay ca ñu dem moom chaque koor dama naan entraîné combat bu ñuy fekkee si day ànd ak man rek ñu dem sama combat bi passé daaw koor laa ko préparé woon kon am naa habitude di ko def quoi moom rek mbër moom bëri la am soo demee ba bëri loo rek dootoo mbër kon ñu boole ma toog di ma laaj ci muy l'an 2000 kon c'est juste am jël ki rek waaw ñu waajal sama combat ak moom bu baax comme ni ma waajal combat yëpp mu doon combat bu am important ci man ma ànd ak samay mbokk samay grand samay coach di ko waajal quoi. bés moom amul lu may bàyyi lépp lu làmb laaj maa ngi koy wàcc lu mu laaj dinaa ko def ci kàttanu yàlla te ndam lu muy jaayee dinaa ko jënd mën naa jël combat bëree man loolu moo may ñor te aussi combat bi bu doon beneen tamit dama koy jël bi ñu ma ko waxee tamit dama ko nangu moom moo ma défier laaj ma man amoon loolu nangul ko di xaar bés bi incha allah rabbi di wax ñëpp nañu teew ci bés bi di woo samay grand yeeg ñëpp waa Bargny yéen ñangal laaw sendu minam
Médina Gueule Tapée phase 22 waa HLM ñëpp maa ngi woo ñëpp waa Pout waaw waa Ñangal Tubaab Jalaaw ñëpp waa Sendou maa ngi woo ñëpp waa Tëngéej aussi di woo waa Médina ñi ma nekkal nii fi ma nekkal nii woo waa 31 am Médina bi yëpp waa 19 ak ñëpp maa ngi woo ñëpp 23 ak yëpp bàyyiwuma fenn ba waa Soumbédioune ñëpp maa ngi leen di woo ñoom ñëpp di remercier aussi borom salle bi di remercier ko Diallo sama borom salle bi maa ngi ziar ñëpp di woo nag sama papa Pape Mel Diop ak waa ñoom Bass Ndoye ñëpp maa ngi ñëpp Moussa grand époux maa leen di woo. benn message rek laa koy wax mooy que mbër yaa ma laaj nangul naa la maa ngi lay jox rendez-vous le 23 juillet incha allah parce que naa yàlla ma yàlla may ndam may ñu fekk ak tal gëm naa ne yàlla ma yàlla may ndam te gëm naa ne daf ma koy may am ma lenn lu ma ciy xalaat j'aime moo ko fay. kenn du ko seen mu dem nga naan ana mbër mu waaw tolluwaay bi mat na ko waaye tamit mën a bëre gi ni ko Max waxee jaar na équipe nationale Forza dañu xalaat ni carrière am sax mënoon na dépasser fii yàgg na mais nit ku nekk ak na la yàlla tracé le say mbir l'homme trouve son destin déjà tracé il ne peut rien y changer mais bu dee tolluwaay toll na ko bu dee mën a bëre mën na bëre mais waa li ngay lim ci xare ñam naa la drapeau chef ak Laye Ndiombar jaar équipe nationale lu ne def na ko ci làmb mais gis naa li ëpp ci entraînement yi li ñu moom dafa fekk ab combat boo ndax kurpe ñu metti mujj koo bëgg a jox Forza sax du ca sawar gis nga combat am ak Pakala ba ca Thiès muy ndaanaan loo xamante ne ni làmb ji da nga ko bàyyi xel gis nga bërki démb diggam ak Super Étoile waaye ki muy dajeeg nag moom li ci bala ngaa bëri mu daan la ba ñibbi këram cey loolu kookoy l'an 2000 kooku la war a dajeel moom Forza pare na gis nga ko woon na Fass Médina Gueule Tapée ak ñi koy jàppale yépp rawatina Pape Mayel nga xam ne mooy directeur ADS di kenn ci Forza di ko jàppale bu baax di ko jàppale di ko gunge parce que mbër da ngay am wéeruwaay mbër da ngay am jàppale xale yi mënaluñu seen bopp dara lépp dañ leen koy defal mais boo amee ku mel ni Pape Mayel mu topp sa gannaaw loolu boo ñemewul ci yow la te Forza macha allah écurie bi mu nekk di écurie Fass écurie la bu nga xam ne ku ñu waajal ba yóbbu la mën nañu am ci yow yaakaar waaye fi mu dal looloo jar a wax ñëpp dañ koo teggi ndax dañuy wax ne jàngoro yëpp dañoo teew nga jël siti xewi na dañ naan sida xam nga si xàtteñ ji ba mu duggee ci xàtteñ garab yi dëkk ba lay rey bañ jeex mu doog a somb nit ñi kon nga si xàtteñ ji moom mooy l'an 2000 di xale bu nga xam ne bala ngaa xam fu géew bi toll bëri na ko yow ba dem ci wewu tànkam ba ci wewul tànkam ba ci karaw boppam lépp a may bëre dafa mën a bëre macha allah te gars yi dañ koy moytu mais mu ne lu mu gën a dijj gën a rëy mu gën maa arrangé man l'an 2000 nañ ma jox Forza ay ci ñu dem seeti l'an 2000 nañ la waajale boppam ànd ceeg Pape Maguette. oh man damay entraîné rek man su ma yow damay entraîné nelaw entraînement julli dem jàkk ña laay def. waaw su ma ndogoo laay ñëw moo ñëwee tey salle suba ma dem suuf sa dem diin ya waaw moom laay entraîné. non koor gi moo gën a neex entraîné sax parce que koor xam nga rek lekk yu bëri yi da nga koy wàññi en même temps xam nga lekk yu bëri mooy loolu en force man instant yi lu may yëgee sama bopp si koor gi nii doonu ma ko yëgee sama bopp avant koor gi xam nga moom dèjà maa ngi dégg mu naan dama ko tëf dèjà man maa ko may chance parce que man maa ko gën a baax palmarès man sama palmarès dafa baax xam nga tey jii moom mooy wax affaire tëf man tëkkuma ko de man dama am problème adversaire moom mu am promoteur bu ko tëggal di adversaire am loolu la demee boo xoolee sax maa ngi moom du lamb boo xoolee man damaa wàcc jël ko
boo xoolee man ñu ma waroon bëri ñu ma war a bëri du moom voilà bëriwuma man instant voilà moo tax ma jël ko mais su fekkoon may bëri du ma bëri moom tëkku ñaako tëkk yooyu amul sens dinañ bëri moom bu soobee yàlla moom nañ bëri le 23 lu waxee di jaay rek bu soobee yàlla dana la ak loolu mën a wala champion la moom waaw champion la mais jaar équipe nationale xam nga loolu moom ak bëri dóor ça fait deux xam nga bëri dóor la bokkul ak bëri simple dégg naa ko sax mu naan ñaari mbëru mbapat non non bu mu def loolu si xelam de mbëru bëri dóor lay bëreel bëriwul ak mbëru mbapat de mbëru bëri dóor non non mbëru bëri dóor lay bëreel voilà na def loolu si xelam non non man laamu ji amul risque si man laamu ji A ba Z amul ku may bëreel mu nekk risque dooru benn mbër mu daanu musul dóor mbër pën xanaa amoon laa muy pën seeri ñëwaay dañuy sóob musu ñoom pën se kenn dañuy sóob dóor yi xam nga ne psychologiquement la gars yi ñuy bëri lañ koy def seen xel yi su ko defee arme ciblé nga naan day dóor man moom su ma ñëw naa indaale arme yëpp su ma ñëwee naa indi arme yëpp naa indi condition dinaa indi physique dinaa indi force dinaa indi frappe su ma ñëwee ma jaar fa waaw xam nga abayage moom doo xool ci suuf gis abayage bi rek ngay jaar suuf dama koy piégé dama koy nax voilà du ma bëri moom ay xanan affaire yooyu doole yooyu non ñun Yékini mooy suñu patron suñ signalé gauche droite la ñuy jàdd su la daanee ba pare ngay soog a xam nu mu demee voilà mais du ma ko wax lii ngay bëri de kon day muus te fonkal la fonkal kenn du ko wax dama lay forcé xalaat naa ne lamb bi dina calme en même temps dina neex parce que moom du bëri combat bu kii moom ñàkkul fay la quoi moom loo ko waaye mënta wax la nga xam ne borom jom la te day jox bés axam moo tax bu ñu ñëwee rek xam nga nañu ànd rek jox bés bi axam rek xam nga delloo promoteur bi njukkal tamit xam nga ak parrain bi tamit Pape Mayel xam naa ne njaatigeem la mais tamit maa ngi koy lancé appel bu mu jàppale Forza kese na ñëwaale tamit quoi su joxee Forza 100 francs dama jox juróom sax wala fukki dërëm xam nga da siy baax tamit quoi instant yi fi may wax yow nii rek waa Joal instant yi jël nañu ay wóor na yàlla instant yi maire fa nekk Pape Boucar maa ngi koy remercier dem nañ fa ba may plus de 4 bis xaw ma 5 bis xam nga lu ma la wax yoo xamante ne dañoo war a jógee Joal ñëw fii xam nga ak waa Kër Massar affaire yooyu noonu xam nga ak waa Pikine ginnaaw raay ak waa Jéggi raay xam nga ak sama mbokk yi nekk Alaaji Paade sama kër papa boobu supporter yi ñëw du dugg parce que stade Jomb dafa neex a feesal moo tax promoteur bi na limité combat yi non promoteur bi na limité combat yi parce que combat yi bu nekk ay 10 booy suñ bëggee ñëw ñun suñ supporter duñ dugg xam nga la wala na ko def 6 rek wala 5 su ko defee ñu bëri si naaj bi teel a bëri supporter yi kontaan balaa ñëw bëri ay finis yooyu xam nga. ayca kookoy l'an 2000 am na fit lool waaye tamit mën naa bëre lool xam nga la mu wax dafa garaaw nee na ay bu jàppee ni mbëru bëre simple lay bëreel mbëru bëre dóor ngay bëreel. déggoo mu ne ñi ñuy dóor yéen ñi dóor yi dañuy teg seen bopp ci xeex bi. nekkee dóor kat la daf may dóor ba ñëwee da ngay fàtte yow sa bopp. mais nee na yooyu ay sóob la rek. kon moo lay wan ne ku gëm boppam la. te it nag daje nag ay ndaanaan yoo xam ne ku ci ne bi mu dajeeg yow xeexoo te ñëpp ay xeexkat lañu. xam nga bi mu dajeeg Saalum xeexul. bi mu dajeeg Super Étoile xeexul. kon mooy xale boo xamante ne nii xale bu jar a bàyyi xel. ak a jar a bàyyi xel. ndax ndaanaan la ak am caay-caay yu bëre ndaanaan la. super ndaanaan la taille XL muy dajeeg ndaanaan taille XL. kon nag mu nekk ñaari mbër yu nga xam ne daal. xam nga jar nañoo bàyyi xel. rëg-rëg bi mu ubalee koy émet waaye ubalee mu ci moom dara luñ teg mu jël ko bi booba événement la daanaka doo ko daan nit ñi ne nañ tas làmb ci kon xale la boo xamante ne nii xale bu jar a bàyyi xel la mais ki muy dajee it dafa mën a bëre comme moom daanaan la mu daal la
ànd ci également ak Fallou Ndiaye ñoom ñaar ñu lëkkaloo boole seen doole seen démb seen Dakar ak seenum xel waaye ñun ñu fas yéene ànd ak suñu XL mi nga xam ne moom moo ñu gunge la publicité après ñu dellu si sur le plateau. waaw Boubacar looy def fii. sonn rek. sonn yow xaaral ma ñëw. Boubacar am lii mooy boisson énergétique XL dina la yokk cawarte. soxna si yow rek yaa ma xam yaa ma gën a xam yaa xam li sama yaram di laaj. waaw doo ñëw ma yóbbaale la. non fi mu ne énergie rek la maa la gën a gaaw. Energy Drink XL am na pina colada am na sport maniaque boo xam ne pour sportif yi la après le sport. Energy Drink XL 100% halal XL disponible partout distribution Distripal. salaamaaleykum sëñ bi na nga def damaa bëggoon a verser ci sama compte vite fait. 15700. mën naa fay ak sama carte Joni Joni. waaw. waaw Kédou Ndiaye. sama waay Ndiaye naa def. ñu ngi lay ziar. Ndiaye fan nga jóge nii. yow kay fi ma jëm nga war a laajte. Màkka laay waajal. nga ne. Joni Joni ak vite fait. ñooy yóbbu waatee Màkka. xam nga ni ñoo ngi bay seen waar de. Ndiaye léegi kese. fas yéene leen taxaw bu baax di maye fukki billet Makka fii ba le 30 juin 2016 yemul foofu de ndax bés bu nekk Joni Joni dina tànn ci ay clientam jox leen suukaru koor ak ay enveloppe pour 100 000 francs fii ba le 30 juin 2016. léegi ak Joni Joni mën ngeen fay seen facture ndox SDE courant Senelec ak seen abonnement TNT ci bépp point Joni Joni. Joni Joni vite fait ci weeru koor ak aji Makka 2016 macha allah. Joni Joni soxla su teew moo ci gaaw. ayca mi ngi noonu le grand challenge le grand rendez-vous combat bi àdduna di xaar mi ngi noonu muy diggante Modou Lo ak Gris Bordeaux ci le 31 juillet ñu fas yéene ci ànd ak Pape Abdou Fall xam naa ni daal li sala bi ngeen naan cin luy baax la du am ruq bu sedd waaw wax nga dëgg te lundi bi ñu génn ñu ngi woon ci Gris Bordeaux wax ci moom ba àdduna yëpp yaakaar ni Gris mën ci àdduna waaye tey nag ki ñu indi mooy kan Modou Lo le roc des Parcelles Assainies Modou mi nga xam ne moom la ñu duppee xarañ lu tax ñu duppee ko xarañ ay dafa départ carrière am di tër gaa yi mais kenn ku ci nekk nam lay daane bokkul ak na muy daane sa morom guddul rëyul tollul ni gaa yi te ku mu jàkkaar loolu nga jox ko cër kooku mooy le roc des Parcelles Assainies di Modou Lo doomu Taïba Ndiaye kooku mooy doomu région de Thiès waaye nag mooy doomu Parcelles Assainies waa xam nga dama ne bi muy bëree Modou Lo rek la tuddoon waaye xarañ gi da koo dab tey muy xale boo xamante ni guddul rëyul waaye comme daje nga respecté ko muy ndaanaan loo xamante ne nii du la may dara te loo ko may mu jël ko ñu ne doomi mbër ya war a doon champion mu ne gëm-gëm rek am solo léeg-léeg nag Sénégal doo fi gëdd nit juróom-ñaari maam te doo ci gis ku bëre ndax dëkku làmb la waaye daal ay way juróom yi ko jur du noonu ay mbër mais mu xam ne gëm-gëm a am solo ndax gox bi mu dugg goxu mbër la loola tax di bëre mu ne jooy ma dalee ñëpp ma dalee day jooy ñu ne ko looy jooy mu ne ñëpp a jooy ma jooy mu ne damaa gis ñëpp di bëre ma bëre gëm-gëm rek am solo toj mbapat yi ba agsi ci arène bi di reyante ba dégg daal yi di xale bi gën a populaire ci làmb ci waaw kooku mooy Modou Lo waaw saf xale yi neex mag ñi kookoy Modou Lo Birame Bigué nekk suñu invité ñu fas yéene ko dalal di kenn ci biir làmb ji nit ku discret waaye ku yàlla may xam-xam ci wàllu làmb kuy dimbali làmb kuy jox xam-xamam làmb di jox temps ak énergie am làmb kooku la ñuy dalal tey Birame ñi ngi lay nuyu di la ziar ci weeru tedd wi di weeru koor jërëjëf Malick maa ngi lay ziar di leen ziar bu baax ci liggéey bu rafet bi ngeen di def ci duo bi
di sentit ci sa trondo bi nga wax noonu. nga xam ne ku sukkandiku ci moom. xam ne yàlla dañ koy ragal. dëgg la. yónneen bi dañu koy gëm. waajur dañu koy wekk. sëriñ dañu koy bëgg. njaboot dañu koy sopp. dëgg la. kilifa àdduna dañu koy déggal. dëkkandoo dañ koy rusu yàlla bind nga war maal. allahu akbar déggati naa dëgg leen sant bu baax a baax ci sama jotaay. dëgg la. ñu lay nuyu bu baax ñu jëm ci événement bu mag. muy le 31 juillet diggante Modou Lo ak Gris Bordeaux. waa événement boobu am na solo. ndax lan moo waral àdduna bi yëpp di organiser. ndax organisation événement dafa am lu bari lu mu ci mën a indi. ndax gis nga tey Malick sport. mën na dundal réew mi yëpp. mais malheureusement lu ñu jàppandiwul la. ndax boo gisee événement tey nga gis tey bu doon ci wàllu coupé bi sax nga gis ne Brésil day def ñaari yoon soviétique yi dañuy def ñaari yoon tey gis nga Europe bi ndax sport bu jëlee ci en amont. boo doon formé te da nga formé psychologue de sport. sociologue de sport. kiné diététicien entraîneur masseur li nga mën a génne ci sport ci événementiel dafa am solo. kon combat la boo xam ne ëllëg combat bu neex la parce que lu bëri la ñuy gis ci biir combat bi ci événementiel. ci lépp li nga xam ne war na ci biir événement. ñaari xale yu mën bés. ñaari ndaanaan. wala ñaari super ndaanaan. Modou Lo wax naa leen ko. bu jógee parcelle yépp jóg. bu jógee Thiès jóg. bu jógee àdduna jóg sax la ñuy wax. ndax xale bi moom moo mel noonu dafa am popularité. te mbër da ngay am loolu nga xam ne moom la ñu tuddee charisme. c'est un leader charismatique. un lutteur charismatique mais mu am organisation bu am solo autour de lui muy waa génération xarañ. nga xam ni dañu dajale la ñu am yëpp depuis ñu événement bi taxawee ñu ngi woote di cotiser di xool nu ñuy def ba démb ñu ngi doon joxe ay ndogu nee nañu loolu yëpp ci waajal bés bi la kenn du leen ca jiitu kenn du leen ca man te lépp ci yar ak teggin la ñu koy def waaye seen mbër ci lan la nekk kan mooy Modou Lo dañuy ànd. doguma la dama woo Modou Sarr bu xarañ. ne ko fu ngeen toll mu ne ma combat bi li ci war a dem yëpp mat na. xanaa beneen la ñuy wax. billet yeeg li war a dem oto yeeg yëpp ñun waa génération xarañ. mat na te it nag wàllu discipline bokk nañ ci njëkk a ñu bu ne fan sa club bi dañoo indiscipliné ñu ne ñun bokkuñu ci. ba waral ay groupe baax sosoog yeneen ak yeneen kon ñoom xam nañ li nga xamante ni moo leen war seen digganteeg seen bër du ci xeebal kenn bésam. ku ci lu ci waaye xewle mu ñëw waaye toujours day waxtaan ak ngeen bu leen ma topp ba fàtte seen bopp da ngeen liggéey. te loolu dafa am solo ànd boobu dafa am solo diggante Modou Lo ak ak waa génération xarañ dafa am solo ndax kenn ku nekk da nga jox cër sa morom. ñu ni Modou ñun li ñu bëgg rek mooy nga liggéey ba boo sumee koo ñu kontaan. nga liggéey ba soo bëree ñu kontaan li ci des ñun dinañ ko gérer resal ci suuf ñu res ci kaw. Modou nan lay duggee stade nan la ko waa génération xereñ ak i fan samedi di teeroo nañ dem stade Demba Diop ànd ak Modou Lo ay xale bi.
ndeysaan xale baa ngi noonu bu dugg see rek la ko dalee parcelle lay déparé jaar ci corniche bi daal di yegg si fi nga xam ne moo di stade Demba Diop waaye buy ñëw xoolal xale yi ak seeni scooter mu dugg si fekk fa mbooloo mu tol noonu di ko xaar mu xool ci kaw yaramam daw mu seex béjjén ba yaramam daw mu xam ne tey jii li ko war mooy rek bégal ñii nga xam ne dañuy sonn ndax moom loolu lay bëree waale ñii dañuy jóge Mauritanie ñii jógee Gambie Sénégal nag foofu tudd am na ñu fay jóge xariñ famille ñoom ñoo nekk Gambie dañuy ñëw ci maire yi nga xamante ne ñoo ne parcelle ñu abal leen foo xam ne fa la ñuy dalal ñoo ñu jóge ci sous région bi Alaaji Malick ba pare ëmb ko pousser ko vers la victoire te loolu dafa am solo muy xale boo xamante doo ko gis ci dara lu ñàkk fayda xale boo am fulla la ci boppam muy xale boo xamante ni daanaan la Alaaji Malick Modou Lo muy ko am kilifa nag kan mooy kilifa am ci làmb mooy El Hadj Birame Ngingue moo koy guddil moo koy bëccëgal moo koy doxal moo koy waxal lépp El Hadj Birame lan nga xalaat ci combat bi wax ñu ko. si côté Modou Lo yomboon na trop parce que avant ñuy proposé Gris Bordeaux am na yeneen adversaires yu ñu proposé woon te yëpp dañu d'accord woon parce que kii bëri rek mooy métier donc quel que soit adversaire le problème c'est que moom mooy na bëri. donc bi ñu indilee Gris Bordeaux aussi dañuy tombé directement d'accord comme dañ ko waroon a jox revanche ñu jox ko revanche. waaw. non Modou Lo bëreem benn la gis nañ mu bëreeg ñoo xam ne ñii mën nañ ko doubler ci poids mais moom day dëggal boppam bëre. jaar fa mu doon. ayca gis ngeen ko fii la ko waxee woon moom El Hadj Birame Ngingue waaye fii ci grand combat dalal nañ fi Modou Lo Modou Lo bañ ko fi dalal booba combat ba daanaka ma ngay soog a taxaw lan la fi waxoon ñu fàttali leen ko. amateurs yi kontaan nañu mais ñaari mbër yi sax kontaan nañu ku ci nekk dañuy waxtaan ak Gris ni mu nekkee mbër bu offensif. ni mu nekkee xeexkat. ni mu nekkee mbër bu xereñ jour boobu aussi li mu bëre dafa mel dafa bëre contre nature digganteem ak Modou Lo. waa man ñun ñëpp loolu lañ doon wax. mais ni ñu xamee Mbaye Guèye ci dëggoom. nee na moo ko bëreloo loolu. te xam naa bu ko bërelu toon du ko wax. kon conseil la bëre. ndax mu kii mbëru wet la. te saa wu ko jëlee du sonn dalay bàyyi yaramam te boo juumee mu daan la. kon moo lay wan ne Modou ñoom bàyyi nañ ko xel. li lay wan parce que Gris techniquement athlétiquement physiquement am na bagage yu war a mën dara ci Modou mais bu ñëwee bëree noonu. est-ce que du sur le plan mystique ñoom dañu yaakaar ni bés boobu du bés bu baax moo tax ñu téyeloo ko boppam. mais Mbaye Guèye sax moom bi wax waxul ci mystique. la mu wax mooy xam qualité kii bugguñ ko woon songloo erreur mën na ci am la ko naqari ak fi combat bi tolloon ak moom Gris fi mu jógee. bugguñoon mu forcé di daanu maanaam buy dem ne dem ci lu leer. bon Modou it su boobaa day téye boppam ginnaaw ba dañ ne Modou du poids lourd ñoom dañ ne guddul rëyul. te ku daje moom jox ko cër. day daal di am ndam ci seen biir nag. Modou tactiquement combat boobu nga ñëw taxaw Gris téye boppam nga déglu ko yow tamit mu mel ni nga ne comme nag moom nii la ko bëggee nañ ko defee noonu. waaw du nii donte jël nga ay risques yu sew nag yooyu ay. waaw xam nga. tamit nga jël risque jaar risque am na yoo xam ne boo ci daanoo sax yëpp ñu ne sa ginnaaw la. xam nga parce que ponkal bu taxaw téye boppam. ponkal bu taxaw téye boppam xam nga neexul yëngal. mais boo defee risque defaat risque. moom jëlul benn risque. te lu muy ragal ci yow it mën nga ko ragal ci moom parce que mbër bu am qualité la. oui champion la. def na mën a xeex sax parce que kii dafa mën a xeex. oui champion la moom loolu kenn weranteetu ko. parce que mbër moom am na fu muy toll bay bëri rek ay jaloore say jaloore rek moo tax ñu lay bëriloo. que champion moo tax xam nga ñu boole ñu woon maag moom ñu bëre def naa effort defaat effort ma gis ni moom dafa téye boppam ah tamit am na yenn yoo xam ne jël ko risque la. tamit ma xool man ni nuñ ci jéem a génne. noonu lañ def mu am ay points 3 points man ma am 2 points ñu jox ma ndam ci kawam mu jox la. ayca noonu la demee woon waaye kenn ku ci nekk xas-xasloo nga nee nañu na mu demee woon du ko demee waat Modou ni Gris boo deful la nga defoon du mel na mu meloon Gris ni ko man yàbbuma samay supporters bay def loolu kon nag yaakaar naa ni combat bi jaay na boppam ba pare. xam nga dañu ma laaj ci combat bi ma ne amateurs yi kontaan nañu woon. ñaari mbër yi kontaan nañu. donte ñii dañ ne revanche ñi ne clarification ñun ñu sukkandiku ci revanche ndax décision wu arbitre bi dañ koy respecté. keroog ba ñu fay jógee loxo Modou Lo la ñu yëkkati kon moo am ndam. te it loolu la ñuy bind ci palmarèsam mais gis nañ ne ñoom ñaar ñëpp la askan wi doon xaar ci ñoom gisuñu ko. amateurs yi kontaan ba tax ñu tëggaat leen. loolu ñoom it ku ci ne du mel ni na woon
kon moo lay wan ne bu ñu bëree loolu bu ñu xeexee kaw mën naa am bu ñu bëree jële dina am Alaaji Malick. Modou Lo bu ñu la nee qualité am. kooku ndaanaan la ndax day xeex day bëree dafa mën a xeex dafa mën a bëree. mën naa taxaw ci sa garde saa woo déclenché muy def ay feinte de corps di la sërxel ay arrêt. saa woo songee ci tànk yi day bëree dafa mën a xeex dafa mën a bëree Alaaji Malick. dafa mën a xeex dafa mën a bëree. Birame Bigué bu ñu la nee qualité yi nga gis ci Modou Lo en tant que lutteur en tant que sportif. waaw Modou Lo xam nga ndaanaan ko mën a bëree. défaut bi nga xam ne mooy défaut ci bëri moom mooy avantage am ci bëri mooy sukk bi. parce que genou du am rotation te moom fu mu sukkee ci bërëm bu jógee nga daal. buy dóor day xool. bërëm yëpp ci sukk bi la koy def bu sukkee rek musiba am na. cëy la te buy dóor day xool. ci xale yi dàq xeex la bokk mën na esquiver buy jénn yi tamit da lay cokkaas di xale bu nga xam ne macha allah dafa am lucidité am lecture de combat kooku nag mooy Modou Lo. nan lay waajale boppam fan la nekk jamono ji ñu ni ma nga États-Unis ga mu nekkoon fa la Gris Bordeaux nekkoon Gris Bordeaux bërki démb waa Fass ni ko hé ñibbisil ndax dañoo bëgg nga contact ba sa yaram fendi balaa ngay daje ak Modou Lo le 31 juillet Modou Lo ni la may liggéey États-Unis pareegul yéen fan si Modou Lo nan la Modou di waajale boppam am na lu ma leen cofal ca États-Unis xool leen ko. man de lii Modou Lo di squat mat na 400 kilos macha allah xale bi nag demul États-Unis di lekk hamburger. ndaw dëgg mais ñemewul loolu. li ne ci ginnaaw fa ñuy jógee ak li ñuy daj ci moom ndiir moom non ñemewul loolu li mu ñeme rek mooy liggéey. non kii li moo tax ñu tuddee ko le Roc parce que nag Birame buñ ko xoolee aussi c'est un athlète qui est très sérieux aux entraînements dafa ñeme entraînement. non xam nga li ñu wane léegi maag yow ñuy wax ak moom. dañ ko fekk boobu saison bi dafa tëjoon. boobu saison bi ñu fekk ko olympique. te lam fa entraîné dañ ne entraîné wul échauffement lay def. kon moo lay wan ne boo amee combat entraînement yu dur lay def. parce que lañ ko fekk foofu boobu keroog gis nga na méttee. dafa métti ma ko lii métti na voilà ay coach ne entraîné wuñ. waaw li mu amul combat la saison bi tëj muy def échauffement. moo tax ku mu ni runkum dajeeg yow la nga foog ak la nga ak boo leen dajee du bokk. parce que Modou boo koy xool da nga koy xeeb mais bu dee runkum ba dajeeg yow yaram bi day mel ni rok boobu ñuy wax day wow ko macha allah donc liggéey bi moom la nekk États-Unis di ko def boole ko ak yeneen lii lim ñu ci ñamal rek la. ayca bu ñu jógee foofu nag Max wax nga ko nee na ñemewu ko lu tax ñemewu ko parce que assise populaire bi mu am dafa extraordinaire rawatina ci biir parcelle 1 ba 26 ñëppay jóg génération xarañ organiser ko ci wàllu open press. nan lay defee open press en général ñun dinañ def ak moom benn waaye dañ leen di delluwaat ci open press su Modou Lo.
bu ñu koy wax déjà du sax entraînement mais dañu bëgg mu saafonte ak ay fansam ñu xool ko gannaaw ba mu làqatoo liggéey ba pare mais ñëw ak presse bi surtout bu ñu nee open teg ca presse waa presse bi dañuy soxla waxtaan ak mbër bi ginnaaw bu loloo ba liggéey ba pare mais day ñëw wane tuuti ci li mu liggéey bëggal ay fansam jox leen confiance balaa muy dellusiwaat loolooy Modou Lo. xam nga lii dafa am solo saafonteeg ñi nga xam ne dañu sonn ci yow di ci werante ba ku ci amul sago xeex nga ñëw ne man mi ngeen doon werante lii laa liggéey même boo solo entraînement du fen dañuy xam ne yow liggéey nga bu ko defee nag nga saafonteeg ñoom bu ñëbee ku naan sama xel dal na kii naan laa man sama billet du ma ko réccu kii day am ndam yooyu dafa am solo parce que da ngaa war a jege ñi nga xam ne dañu laa bëgg te loolu li koy wéral mooy ba nga mën a sol loo xam dañuy xam ne da ngay liggéey entraînement du fen mais bu ko defee journaliste waxtaan ak yow te it am na ci ñoo xam ne boo waxee rek ñu xam fi nga toll wallaahi boo waxee rek ñu xam fi nga toll donc presse nekk lu am solo moo tax may wax ni bu ñu ko banaliser léegi-léegi sax ñu jël benn mbër bu mel ni Malick Thiandoum ni dañ koy defoon open press dafay intéresser presse bi yépp donc nañu koy def ci wàllu événementiel pour bañ ko ñàkkal fayda bañ ko dévaloriser Modou Lo bu nee dafa war a wax Birima ma ca benn baat ba bu waxee ren balaa waxati déwén ñu ne Gris Bordeaux war a wax presse bi yëpp daf leen di intéressé journaux yi daf leen di intéressé ñi nga xam ne dañuy bind daf leen di intéressé donc mooy la presse écrite la presse parlée la presse en ligne ñëpp dañuy bëgg lu ñu taataan yóbbu ko ci événement yi mel ni lañ koy soxlaa biram bi ngeen xam nga bi ngay débuté bi Modou débuté deful lii dafa dem ba dégg daal yi soo ko wootee mais Modou def na ko rek nga ne man it danaa ko def ndax signé na ma ak ñoom diw defaloon nañ ko diw ku ne xam ne événement yi laaj loolu man nga wootee Malick Thiandoum ñëw ànd ak Pape Maguette mais am na ci ñoo xamante ne nii du jaaral ñeneen ñi ñëw mais day dem ba boo déggee daal yi ngay bëri événement bu mag nga xam ne bu jour ba jotee mbedd yi doo gis kenn boo ne open press ñëpp a fay même ña fa dëkkul dañuy ñëw kon xeebuñu kenn nag mais ñëpp fi lañ jaar ba dégg daal yi dëgg la waaw Malick lii dafa bokk ci sport la communication sportive dafa bokk ci management des sports ndax waxuma la open press mais communication bi ci technique de communication technique de presse bi ci fa bokk ak outils yi maanaam déjeuner de presse am na petit déjeuner de presse am na conférence de presse am na communiqué de presse am na kon la communication sportive tant que amul sport du mën a dox kon lii dafa xam ne loo xam ne open presse bi dafa laaj chaque fois nit ñi di ko def ci wàllu sport yi nga xam ne ni la demee pour peuple mën a ñëw parce que sport bi aussi dafay tax publicité bi ak sa amateur yi ñëw te ñett yi ñoo mën a yor sport muy droit de télévision yi supporters yi ak billetage bi ñett yooyu il faut que ñu ànd te pour nga mën a am supporters yi il faut nga mën a def open press boo xam ne nit ñi dañuy ñëw daf leen di intéressé alors bu ñu jëlee Modou sur le plan de la boxe Max Mbargane dama wax ni mbër la bu nga xam ne ci ñi dàq xeex ci làmb ji la bokk di dajeeg ku nga xam ne jàpp naa ne presque moo dàq xeex ci làmb ji muy Gris Bordeaux Gris daa mën a xeex waaye Modou mën naa xeex ndax Modou bu takkee gars yi bu ko neexee du la xool day li sa dënn rek lay xool mais saa sa loxo jigéen mu def fenn d'accord te fu arrêt xaj dana ko fa sërxal ku mën a xeex la mais ki daje koo xamante ni nag ñaari loxo yëpp ay xeex te balaa gën a mën a xeex ngeen daw daje ba war a ruppi ko mais moo di ku mën a xeex la def droite def uppercut ku mën a xeex donc xale la bu nga xam ne technique de combat maîtriser na ko ci côté boobu biram biige xale la bu am qualité ci wàllu xeex waaw ñoom ñaar ñëpp ay ndaanaan lañu parce que bu dee Gris am na fit mën na xeex ñeme na mën na dóor Modou Lo mën na xeex am na fit te centre de gravité baax na kon ñaari ndaan yi nga xam ne kii combat la combat bu ñëpp war a fekk la parce que ñaari ndaan ñooy daje te yaakaar naa ne bu boobaa bés bi dina neex. bés bi dina neex bés bi également lan moo koy neexal mooy mbër yi bu ñu dugg see am na ñu nga xam ne dara intéressé wu leen ci mbër lu dul tuusam Modou Lo mu ñu tëggal rek ba mu jël loxo yee sànni léegi du ma ci commentaire jox ma Modou Lo ñu tëggal ko ñu dem.
ayca Modou ngoog noonu lay tuuse tuusam tubarkàlla macha allah dégg galañ lool gars yi bu ñu ko tëgalee ba mu fecc ay supporters am kontaan. xam nga ndënd ya koy gunge dafa poté. port maa neex waaw dañuy foor ndënd mi ba bu weñ naawee tim ndënd yi jooy. cey loolu. bu ko defee ñu duma ndënd yi bàkk ko Ababacar Mbaye ba muy jeex ñu duma ndënd yi tuusam benn ba mu jeex ñu tëgg tuusam ñaar doo ko indi bàkkam nag mais saa wu bàkkee danaan lu mu lëndëm damay xuus jaar moom la koy jeexal. kon nooy lay wane lépp ay wax la. lépp ay wax la diggante mbër ak ki nga xam ne moo koy tëggal waaye nag mbër bu tuusee ba pare ba làmb ja di ngoot day daal di summeeku daal di dongali war a jàkkaarloog adversaire am Modou nee naa leen kenn ku nekk ak na mu bëreeg yow ak na mu la daane li tax ñu tuddee ko xarañ Max wax na leen ko xarañ ji da koo dab tëbul tëb tudd ko digganteem ak Boy Kayre laa leen di may ak digganteem ak Paul Maurice jox ma ñaari combat yooyu ngeen xool ni Modou nu muy daane gaa yi bokk. yàgg bëre grand combat yàgg def lu ne ci lamb Kayre door na Modou Lo Kayre dooraat na ko Kayre jëm na ko jël Modou Lo repère na da ngay xeex Kayre Modou Lo door na ko mu daan Modou Lo door na Boy Kayre mu daan. ayca gis ngeen ko noonu koo koy Modou Lo ci ñaari combat yi nga xam ne Max nee na non dañoo naaw digganteem ak Paul Maurice gis ngeen ko Max dafa yuuxu ndax nañu bëree moom moo rëy digganteem ak Boy Kayre bëri nañu bëri bu metti mais ba mu ko dóoree mu ca la ko wàccee donc day dóor mu daanu waaye tamit day bëre ba naaw. xam nga Kayre dafa dajeeg laaw ci suuf. mu jël kur bi daanu mais mook Paul dañoo naaw Paul songukat la moom dafa déclenché daf ko mépp nooju mu doog a bàyyi. mu daw mbaar ko fukk ko mu gàll ko mboot ñu seddoo jël ba damaa yuuxu mais ba bi mu koy daan da ko plaqué dàq ko du bàyyiwul dara parce que Paul bërekat la mais Modou du bàyyi mais fi mu ko gënoon avantage mooy da ko gën a xeex ndax da ko dàq xeex ndax li muy rasu yëpp mi ngi koy booleeg di dóor ci nga ku yooyu moo def différence bi xam nga foofu tànk ba la gàddu ci nga mu rasu mbaar def njaam-njaamam ko la rëpp mu tëgg ko mboot mu jéggi ñu ànd seddoo jël bi mu taf di ko sukkur bi Paul jéggi gis nga mais ba léegi bàyyi ko ci la ko sol nag ëñ ko plaqué ko ci suuf Alaaji Malick xale bi mooy ndaanaan jox ma dig action continue réaction action mu ngoog ayca jox ma diggante Modou Lo ak Papa Sow enchaînel ma ko ak diggante Modou Lo ak Issa Pouye. ayca dañuy daal di enchaîner digganteem ak Eumeu Sène waaye tamit digganteem ak Gris Bordeaux. Stade Demba Diop 19h 31 minutes Eumeu Sène Modou Lo ci digg géew bi ñi ngi lewtoo Eumeu jiital tànku ndeyjoor Modou jiital tànku càmmoñ kii garde normal kii fausse garde lewtoo bi dig na Max Mbargane. waa dëgg la Alaaji Malick ñi ngi lay atoo ñoom ñaar. amagul bëre bu tax ñuy wax la ñu doon xaar attaque lu topp dara xewagu ci. dara amagu ci mépp na ko Modou def na jël Eumeu jël na Modou bañ. attention Eumeu Modou Lo ñi ngi xeex ñi ngi xeex
ñu ngi xeex. attention Modou Lo attention Eumeu Sène. ñu ngi xeex. ah. door na Bergantine. Eumeu door na Modou door na xeex nañu. Eumeu Sène Modou Lo. xeex nañu léegi. Eumeu Sène Modou Lo xeex nañu. am na téere buy lang. xeex nañu. jóge ci Modou Lo jëm ci Eumeu Sène. Eumeu sànni na gauche Modou sànni gauche. Eumeu Sène Modou Lo arbitre sifflé na Eumeu Sène dem na ardo. Eumeu Sène dem na ardo. Eumeu Sène Modou mépp na ko Eumeu mépp na. Modou téye boppam. Eumeu Sène Modou Lo. Eumeu ngi dox ci kawam. Eumeu Sène Modou Lo. Eumeu ngi dox ci kawam door gauche. daw na jël ko Eumeu jël na ko jënd nañu saako yi. jënd nañu saako yi arbitre àtte na. Modou Lo Eumeu Sène ñu ngi lay atoo ñoom ñaar. daw na jël ko daje nañu. daje nañu ñoom ñaar. daje nañu. ku ne jàpp na ñu ngi xeex. Eumeu Sène Modou Lo. Eumeu Sène Modou Lo xeex nañu. ayca gis nga ko noonu digganteem ak Eumeu Sène ñu bëree ba naaw ñoom tamit donc Modou pratiquement combat am yëpp day bëre ba bëre fu dara nekkul dina xeex dina bëre te du mayee dara day xeex day bëre même lu mu dox ci kaw boo ko déclenché day bëri ci tànk boo déclenché day bëri ci tànk yi ndax day mboot day noojo parce que saa wu tëggee noojo day ne boo taxee ci tànk bi mën ngaa suppu jëlang boo bàyyee mu dëbb la sol téye la moo lay wan ne xale la boo xamante ne nii xale bu mën a bëre ci nga moo Eumeu Sène combat bu métti la ñu bëree combat bu métti la ñu bëree en tout cas mu nekk événement bu nga xam ne dinañ ci liggéey bu am solo ànd ci ak Pape Abdou ñun lii dañuy échauffement man ak Max dañuy échauffement di anticiper mais Pape Abdou am na programme de communication bu nga xam ne dinañ leen ko wax lenn lu ci nekk ci waxtu wa mu war a am mais liñ ci prévoir bëri na balaa le jour J donc Modou Lo Gris Bordeaux c'est l'événement le grand événement le grand rendez-vous le grand challenge avec la grande télévision les grands moments c'est sur la Sen TV ngeen gis nag ñu ànd ci ak suñu boisson bi nga xam ne nag moo may jox énergie gars yi dañ ma ni mais Malick koor gi dañu gis da nga ànd ak forme dañu gis da nga daan ñëw di tëdd man leen nu may tëddee léegi damay naan XL. boo ko dee xaddee ko ndogoo ko xaddee ko alaaj Malick. da ngay am lu bëri Max xam na ci dara ayca Birame Bigué léegi li ñuy tëjee mooy message bi ngay lancé par rapport au drapeau chef de l'État yéen a ngi koy waajal au niveau de Dakar une nouvelle organisation une nouvelle méthode une nouvelle démarche. effectivement tey li ñuy def ci drapeau chef de l'État bi mooy bu njëkk CNG moo doon jël ci kattanu suñu kilifa yi ñu dem mais fexe nañ tey ba ñu may ñu seen kattan ñun waa Dakar ñu ànd ak moom léegi def benn commission pour taxawal drapeau bi ñu ànd waa Dakar yëpp ànd def benn commission commission bi nag vraiment ñu ngi ciy sant bu baax a baax parce que lii amu fi woon CNG moo jëloon yëpp vraiment di ko financer mais ñu dañu bëgg indépendant comme ni ko yenn régions yi defee te loolu may nañu ko commencé nañ tey dem nañ ci ay autorités politiques ak religieuses di waxtaan ak ñoom tey le grand serigne de Dakar recevoir nañu am na ci mbégte kontaan di ko gërëm aussi di ko sant ak ñeneen ñoo xam ne bëgg nañ ku ñu ci jàppale yëpp ñoo xam ne Dakar mooy dem tey képp koo xam ne Dakar nga bokk ci Dakar ngay àndal comme ni waa Thiès di demee ni waa Fatick demee ni waa Kaolack demee tey daal du ñu bëgg képp koo xam ne yaa ngi ci biir mbir mi ci lamb nga ñëw ànd ak waa Dakar ñu nekk ñun ñëpp combattre pour Dakar parce que loolu moo xam ne moo tax ñu jóg. ayca loolu la kon nag gars yi événement bi wax naa leen ko le 31 juillet mooy drapeau ki nga xam ne mooy Amadou Ba di le ministre de l'économie et des finances di doomu Parcelles waa Parcelles yëpp di waajal bés bi mais mu jël lépp teg ko ci loxo Babacar mu koy guddil di ko bëccëgal di ko dawal actuellement nii bërki dem xam nga lu mu def moom mi ñu tuddee bés bi ñaar fukki billet Makka maye na ko ci biir ci koor bi loolu am na solo li mu joxe ci ay suukaru koor kenn xamul nu mu toll li mu joxe ci ay ndimbal jëmale ko ci daayira yi ak ci ñëpp ñi nga xam dañuy conférence kenn xamul nu mu toll mais Amadou Ba nee na bés bi bésam la dina ko jox ak xam dina ci ànd ak ay mbokkam ànd ci ak ay am di jàmmam ànd ci ak tous les responsables politiques yi nga xam ne ñoom la bokkal jëmuwaay waaye tamit Babacar di ci def liggéey bu am solo loolu dinañ ci dellu si waat Pathé Niakh organise mi ngi am benn gala de lutte simple à Loul Sessène drapeau Cheikh Kanté DG Port kooku nga xam ne mooy borom ñaari docteurs yi moom lañ ko tuddee le lendemain de la Korité 1 million 300 pour les moyens 700 000 pour les lourds animation Marie Dionewar ak Maodo Faye waaye tamit Boy Gendal mi ngi waajal jubiléem ñi nga xam ne aussi ñooy jàppo production nekk ca Joal ñi ngi waajal le 6 août ca Mbour tournoi bi nga xam ne moom la ñu tuddee le tournoi des meilleurs 16 meilleurs lutteurs yi ñu gën a ràññee ci lutte traditionnelle la ñu boole mise bi 3 millions la Ousmane Diallo moo fa jaar kon nag mbokk yi ñu ngi leen di ñëw tàggu Max Margal waaw di ko rafetlu rek liñ naan li duuf ci nag lépp xajul ci cin li am na yeneen i rendez-vous yoo xam ne li ñu bëgg a yaatee dinañ ko ci yaatal ndax combat le 31 boobu combat yi ci tofal bu ci ne grand combat la mais temps bee ñu xat
xam naa altine ji ñëw dinañu gën a yaatal grand combat nag la ma doon wax rek. xam nga baax yaay génnati fi mu daan génn mi ma ñëw léegi sama jarbaat xam nga biram sama jarbaat la nee na ma ko la ñawal ma ne ko gis naa ku ci ne di wax kala ñawal mais nañ ma bàyyi ak fudd bi nag lii man maa ko moom man maay fudd ne baax yaay ku ne am nga droit tudd ko la neex waaye baax yaay moo génne fii numéro 77 la 532 24 51 te li jàlloon la ne Pape Ndiaye baax yaay tudd man nag ki ma ñëwal Côte d'Ivoire la nekk ku ko soxla da ngay dem fekk ko Côte d'Ivoire kooku mooy Cheikh ñu ngi koy sant di ko gërëm encore une fois bi ma demee Côte d'Ivoire la ma jox ndimbal lu rafet nii ma sol ko kon gars yi rendez-vous encore une fois chaque jour ak lañ leen di ñamal ci Gris Bordeaux ak Modou Lo le 31 juillet drapeau. Distripad bi leen indil seen boisson énergétique XL moo leen doon may seen émission Grand Combat. daf ci sàkku ndimbal daf ci sàkku ndigal ki nga xam ne moom moo ko ci ñaanal ni ko ay la yéwén lii bëgg naa mu barkeel ba law kooku mooy caatu Cheikh Mouhamed Fadal muy sëñ Cheikh ndeysaan loolu am na solo kon loolu dafa am solo ñooñu lu ñu ñaan barke topp ci lu ñu ñaan waaye Alaaji Malick loo ci mënti dégg boisson bii li xale yi naan fi nga wokk foofoo xasan dafa dox ci waxtoom fi mu ñëwee te genn gono gudd na mais loo ci laal borom yëg ko ndax ba mu ñëwee ba léegi gis nañ mi ngi gunge njabootu làmb te it nag macha allah bu laal laa ko tuddee bu laal boo ko laalee dootoo ko bàyyi moo tax moom ci boppam danaan laal leen ma waaw moo tax waaw kon nañ ko laal bàkk wa mu ngi noonu moom bàkkam mooy goûtez-moi maanaam ñam leen ma seet ba xam ku ko ñam di nga tàqamti ku ndax am na ay saveur yu bari kooku nag incha allah dinañ ci xaabaabal waxtaan ci ba ci suñu xol sedd ndax ñun ku ñu jàpp émission bi non sa xol dina sedd ndax émission bi moom la gars yi dama ko gëdd ne ko kontaan naa ci yow mu ne ma du ma promoteur man opérateur économique la dëgg la mais dama ñëw pour jàppale jeunesse sénégalaise di bay sama waar te nag ma ne naa jàppale làmb ji ndax ne bokk na ci meilleur sport de communication wala mooy numéro 1 dëgg la loolu la yàlla dogal ndax loo ci jaarale day siiw am nañu deltu ginnaaw déedéet lañ doon wit la ñu am rek ndax am nañ visibilité xam nañ ne am nañu njarte waa askan wi dañoo bëgg làmb ñu jaar seen produit yu ba dégg daal yi kon loo ci mën di dégg ñàkk ci bañ cee jaarale sa produit wóorul bañ cee kii wóorul kon nag ku ko soxla Mansour mi ngi fii Grand Dakar marché Grand Dakar foo taxaw ni bitigu Alaaji Mansour ñu wan la ko kon nag XL mu ngi noonu gan gi ñëw na ñu fas yéene ko gunge ànd ak moom ci saison bi saison bu nga xam ne nag fi mu ñëwee XL lañ jëm ndaxte ay ponkal rek kay bëre wax naa leen ko Forza l'an 2000 ña nga ca waajtaay ya dem nañu seeti Forza Pape Maguette Forza foo ko fekk lan la doon def nan lay waajale ay ca ñu dem moom chaque koor dama daan entraîné combat bu ñuy fekk si day ànd ak man rek ñu dem sama combat bi passé daaw koor laa ko préparé woon kon am naa habitude di ko def quoi moo rek mbër moom bëri la am soo demee ba bëri loo rek dootoo mbër kon ñu boole ma toog di ma laaj ci muy l'an 2000 kon c'est juste jël ko rek waaw ñu waajal sama combat ak moom bu baax comme ni ma waajal combat yëpp mu doon combat bu am important ci moom ma ànd ak samay mbokk samay grand samay coach di ko waajal quoi. Distripad bi leen indil seen boisson énergétique XL moo leen di may seen émission Grand Combat. asalaamaaleykum mbokk ñi seetaan en direct sur la Sen TV ci seen émission bu mag bii di Grand Combat bàkk ba jib na ñàkk ko seetaan wóorul tey jii nag yemoo ak altine 27 juin 2016 27 juin nag bu ñu ko waxee xel yépp dafay dem ci sama turandoo Seydi Hadj Malick ndax le 27 juin 1922 ci la wuyu ji yàlla suñu borom boobook léegi nekk 94 ans 94 ans muy juróom-ñeent fukki at ak juróom-ñeent boobaak léegi moom mi nga xam ne moom moo fi samp yoonu Tidiane
kenn fàttewul liggéeyam borom xilaasu zahab kooku yi tamit di sama turandoo ñi koy ñaanal yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem borom mimi ya dem na waaye way wi des na Max Mbargane. dëgg la Alaaji Maalik ginnaaw bañ ko sant yàlla julli ci yonent bi di gërëm suñu ñaari waajur di ñaan jàmm ci réew mi comme ni ñu ko waxee rek nitu yàlla yi du ñu dem dañuy làqu waaye daal loo ci mënti dégg li ñuy liggéeyoon dafay des moo tax it nag duñ def lu dul rek di leen ziar di ñaan yàlla yokk seen leer waaye Alaaji Maalik weer wi ñu ne weeru koor waa ngi dem xam nga weer wi dafa bëri yërmande ndax dafa am solo te nag ñu ngi ci fukki fan yu mujj yi nga xam ne goreel ci safara la mais loo ci mënti dégg Alaaji Maalik suñuy tiyaaba li muy néew néew yal na ko yàlla ful nangul na ko suñuy bàkkaar li muy bëri bëri mu jéggal na ko yàlla mën na ko yàlla na ko def waaye grand combat moom ñàkk ko seetaan dara wóoru ci rendez-vous la ñuy delluwaat di jaajëfal son excellence le président de la république ci jéggal bi nga xam ni jéggal na ko Karim Wade loolu yi tamit ñu koy rafetlu ndax am na lu nga xamante ni bu amee dañ caa war a kontaan ñëpp war ko rafetlu ndax diggante président Abdoulaye Wade ak Macky Sall kenn umpalewu ko waaye tamit diggante Karim ak Macky Sall diggante mag ak rakk la kon bu yëkkatee jéggal teg ko ci kaw Karim ci ndigalu ak ci ndimbalu ñi nga xamante ni yëpp wax nañ ci ca jàpp ci yaakaar naa loolu yi tamit luy indi jàmm ci réew mi la ñu ngi koy rafetlu. waaw loolu dañ koy rafetlu waaye na gën a ami tànk rek ndax am na ci ñoo xamante ni ay incident moo leen fa yóbbu da seen i mbokk ngi xaar te it njaboot gi benn la Alaaji Maalik nañ ñaan yàlla rek mu gën a law njéggal li gën a yaatu ba ku ne mën cee gis boppam ndax génn golo gudd na mais loo ci laal borom yëg ko mais loo ci mënti dégg Alaaji Maalik ñi ngi koy rafetlu ndax loolu mooy sénégalais loolu mooy sénégalais président ci loolu lay nekk saa yu nekk ndax le 4 avril ak tabaski ak tamxarit ak korite yu ñu mel dinay faral di def loolu di am ñu mu jéggal jox leen liberté kon nag loolu dañ koy rafetlu macha allah waaye nag dugg ci li nga xam ne mooy làmb ji ndax xam nga ni Max Mbargane ñi ngi jëm ci mois de juillet bu nga xam ne moom laay tuddee mois de juillet de feu kenn du ko seen mu dem nga naan ana mbër mu waaw tolluwaay bi mat na ko waaye tamit mën a bëre gi ni ko Max waxee jaar na équipe nationale Forza dañu xalaat ni carrière am sax mënoon na dépasser fii yàgg na mais nit ku nekk ak na la yàlla tracé le say mbir l'homme trouve son destin déjà tracé il ne peut rien y changer mais bu dee tolluwaay toll na ko bu dee mën a bëre mën na bëre mais waa li ngay lim ci xare ñam national na drapeau chef ak Laye Ndiombar jaar équipe nationale lu ne def na ko ci làmb mais gis naa li ëpp ci entraînement yi li ñu dafa defek ab combat boo ndax kurpe ñu metti mujj koo bëgg a jox Forza sax du ca sawar gis nga combat am ak Pakala ba ca Thiès muy ndaanaan loo xamante ne ni làmb ji da nga ko bàyyi xel gis nga bërki démb diggam ak Super Étoile waaye ki muy dajeeg nag moom li ci bala ngaa bëri mu daan la ba ñibbi këram cey loolu kookoy l'an 2000 kooku la war a dajeel moom Forza pare na gis nga ko woon a Fass Médina Gueule Tapée ak ñi koy jàppale yépp rawatina Pape Mayel nga xam ne mooy directeur ADS di kenn ci Forza di ko jàppale bu baax di ko jàppale di ko gunge parce que mbër da ngay am wéeruwaay mbër da ngay am jàppale xale yi mënaluñu seen bopp dara lépp dañ leen koy defal mais boo amee ku mel ni Pape Mayel mu topp sa gannaaw loolu boo ñemewul ci yow la te Forza macha allah écurie bi mu nekk di écurie Fass écurie la bu nga xam ne ku ñu waajal ba yóbbu la mën nañu am ci yow yaakaar waaye fi mu dal looloo jar a wax ñëpp dañ koo teggi ndax dañuy wax ne jàngoro yëpp dañoo teew nga jël siti xewi na dañ naan sida xam nga si xàtteñ ji ba mu duggee ci xàtteñ garab yi dëkk ba lay rey bañ jeex mu doog a song nit ñi kon nga si xàtteñ ji moom mooy l'an 2000 di xale bu nga xam ne bala ngaa xam fu géew bi toll bëri nag yow ba dem ci wewu tànkam ba ci wewul tànkam ba ci karaw boppam lépp a may bëre dafa mën a bëre macha allah te gars yi dañ koy moytu mais mu ne lu mu gën a dijji gën a rëy mu gën maa arrangé man l'an 2000 nañ ma jox Forza ay ci ñu dem seeti l'an 2000 nañ la waajale boppam ànd ceeg Pape Maguette. oh man damay entraîné rek man su ma yow damay entraîné nelaw entraînement julli dem jàkk ña laay def. waaw su ma ndogoo laay ñëw moo ñëwee tey saal suba ma dem suuf sa dem diine waaw ma laay entraîné. non koor gi moo gën a neex entraîné sax parce que koor xam nga rek lekk yu bëri yi da nga koy wàññi en même temps xam nga lekk bëri mooy loolu en force man instant yi lu may yëgee sama bopp si koor gi nii doonu ma ko yëgee sama bopp avant koor gi xam nga moom dèjà maa ngi dégg mu naan dama ko tëf dèjà man maa ko may chance parce que man maa ko gën a baax palmarès
man sama palmarès dafa baax xam nga tey jii moom mooy wax affaire toog man tëkkuma ko de. le mois de juillet de tous les dangers waaye le mois de juillet des grands rendez-vous de la lutte sénégalaise ñu jëm ci diggante Forza ak l'an 2000. waaw dëgg la muy combat bu doy waar waaye bala ma dal foofu El Hadj Malick tey dama xëy sunu làmb ñu bindal ma loo xamante ne nii waxuma ko. parce que dañu ne Max nee na Balla Gaye numéro 2 yor na avance 2016 2017. te loolu amul. li ma wax mooy saison bii ñu génn Balla Gaye bëggoon a bëri dina bëri. ndax am na mbër mu promoteur doon dox ak moom ba kale na ko. Balla moo bëgg a jël recul noppalu ba saison prochaine loolu bokkut ak Max nee na Balla mën naa bëri 2016 2017. ndax tooñ baaxul ndax lëndam lañ ci bàmmeel ak yow mal xiyaam. moo tax man du ma tooñ. waaye du ma wax lu ma xamul te bugguma ku may bindal loo xamante ni waxuma ko. ndax damaa yorum njaboot te lu ma di wax daf leen di métti yor ñu ma sopp. te lamb dafa doy waar. waaw loolu dafa doy waar El Hadj Malick la ma wax mooy saison bii ñu génn Balla Gaye su bëggoon a bëre dina bëre. waaye Balla Gaye jël na avance day bëre 2016 2017 beneen promoteur bu ko bëggoon ne boo demee ma nga avance tudd ca Aziz te tudduma Aziz. ndax man du ma tooñ. ki bind loolu nag tooñ na ma te man bëgguma ko may tooñ El Hadj Malick. nga tudd nag lu am solo. diggante Forza ak l'an 2000. koo ci ne moom man da nga koo faral ndax ñoom ñaar ñëpp aw nañ équipe nationale te ku ci ne champion d'Afrique nga. ñuy bëri nag ci catu saison te ku ci ne da ngay bëgg ndar képp saison bi ak victoire pour saison prochaine sa combat dafay yomb El Hadj Malick. tey loolu du yomb. ki fa jaar mooy Fallou Ndiaye ànd ak Jax production mu nekk journée bu nga xamante ni ñu ngi koy xaar waaye mag sax fi ñu waroon a tàmbalee mooy gan gi mooy Distripad maanaam di boisson bu mag bu nga xam ne XL ñoom ñoo koy joxe XL nekk boisson bu nga xamante ni nii ki ko fi indi waaw doomi Sénégal la di Habib Biaye nekk fa nga xamante ni mooy Abidjan indi fa boisson bi toj Abidjan waa Abidjan adopté ko di ko naan mu ni nag comme waa Abidjan dañoo bëgg lu baax ba jël ko di ko naan man day ay la yéwén doomu Sénégal la dama koy jël yóbbu ko sama réew dana toj mu indi ko nag ni boisson bii day li ma ci bëgg askan bi xam ko dama koy jaar ci émission bu mag bii di Grand Combat ndax Grand Combat kat boo koy seet marque XL la ndax mooy émission bu gën a mag ci wàllu làmb. El Hadj Malick dina toj feneen. da ngaa yeb Côte d'Ivoire rek ndax fa la dalee. dana bëtt frontière yi toj feneen te ñàkk ko naan dara wóoru ci. ñàkk ko ñaan wóorul. kon nag moom mu ne mois de juillet bi yëpp. damay ànd ak Grand Combat. dëgg la lu ñu wàqi ma suul. juumul lu ñu bëgg ma def ma ànd ci ak ñoom. juumul de mu nekk boisson bu ñu liggéey ci anam yu sell. kooku moom moo ñuy gunge nag ci mois de juillet bi. ku ko gan ñëw na. gan gu foor ñëw na. gan gi nag ba muy ñëw. dafa am ndigal ndax Habib taalibe la. ba nga xamante ni ma ngay samp loolu ca Côte d'Ivoire. waaye bés moom amul lu may bàyyi lépp lu làmb laaj maa ngi koy wàcc lu mu laaj dinaa ko def ci kàttanu yàlla te ndam lu muy jaayee dinaa ko jënd. mën naa jël combat bëree man loolu moo may ñor te aussi combat bi bu doon beneen tamit dama koy jël bi ñu ma ko waxee tamit dama ko nangu moom moo ma défier laaj ma man amal loolu nangul ko di xaar bés bi incha allah rab. di wax ñëpp nañu teew ci bés bi di woo samay grand yeeg ñëpp waa Bargny yéen ñangal law Sendou Minam Médina Gueule Tapée Fass 22 waa HLM ñëpp maa ngi woo ñëpp waa Pout waaw waa ñangal tubaab jalaaw ñëpp waa Sendou maa ngi woo ñëpp waa Tëngéej aussi di woo waa Médina ñi ma nekkal nii fi ma nekkal nii woo waa 31 Médina bi yëpp waa 19 ak ñëpp maa ngi woo ñëpp 23 ak yëpp bàyyiwuma fenn bu waa Soumbédioune ñëpp maa ngi leen di woo ñoom ñëpp di remercier aussi borom salle bi di remercier ko jàll sama borom salle bi maa ngi ziar ñëpp di woo nag sama papa Pape Mel Diop ak waa ñoom Bass Ndoye ñëpp maa ngi ñëpp Moussa grand époux maa leen di woo
message rek laa koy wax mooy que mbër yaa ma laaj nangul naa la maa ngi lay jox rendez-vous le 23 juillet incha allah parce que naa yàlla ma yàlla may ndam may ñu fekk ak tal gëm naa ne yàlla ma yàlla may ndam te gëm naa ne daf ma koy may am ma lenn lu ma ciy xalaat j'aime mon copain